dañuy waxtaanee li xew ci àdduna wërngal këpp ñu koy coow muy coronavirus bi ak jeexital yi nga xam ne am na ko ci wàllu activité pétrolière ci àdduna wërngal këpp daañ ko gis ci Ecorex léegi lay doon. gan gi ci Ecorex. Amadou Abdoul Deme maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Abdou. consultant pétrolier nekkoon nga Total doon fa liggéey nekkoon it Elton Sen Stock ak yeneen nekk itam directeur bu énergie mag ñu waxtaanee lu jëm ci wàllu coronavirus beeg jafe-jafe yi mu indil àdduna bi ci wàllu koom rawatina jaareele ko ci pétrole bi lan moo mën a doon tey jafe-jafe yooyu jafe-jafe yi ba fan la mën a yegg. nga baal ma njëkkee ñaan suñu borom ñi feebar bi dal yàlla dimbali leen saafara ko musal ci bépp doomu aadama te fépp fu mu nekk ci àdduna yàlla dindi ko waaw feebar bi nag doy na waar parce que li ko tax a doy waar mooy day gàllankoor koom-koom soo jëlee dëkk bu mel ni Chine mu jóge fa Chine daanaka dañ ko tuddee usine du monde maanaam lu bëri fa lay bàyyeekoo. waaw daanaka lu bëri fa lay bàyyeekoo mais li gën doy waar mooy li bëri li ñuy defar ci àdduna soo xoolee lañ cay dugal ci ay composantes Chine lañ koy defaree donc Chine su taxawee usines yeneen yi sax yi nekk ci yeneen dëkk yi dañuy taxaw. suñ ko xoolee ci wàllu garab bi ñuy fajoo waaw médicaments yi nee nañ 80% kii principe actif yi ñi ngi jógee Chine ak Inde maanaam li nga xam ne moom la ñuy utiliser ngir pour defar garab yi mi ngi jógee Chine léegi garab yooyu dégg nga ñi koy defar Europe ñi ngi commencé am ay rupture te garab yooyu lu ci bëri ci pétrole bi. pétrole waaw mooy waaw parce que pétrochimie. ci la ñuy génnee yenn xeetu ingrédients yi nga xam ne. day dem ci cosmétique ak dem ci ay garab. loolu moo indi rupture yi ca Europe. waaw moo indi rupture yi ci Europe. loolu mooy firnde rek ne Chine mooy centre àdduna léegi ci li demee ci affaire industrie. kon de àdduna gën na am jafe-jafe. ndax Chine jamono ji usines yu bëri taxaw nañ. usines yu bëri taxaw nañ te léegi nag loolu dafa laal pétrole. parce que su usines ya taxawee. transport wàññeeku. dégg nga ñi ngi wax avion yi seeni ligne wàññeeku nañ. compagnie pétrole yi compagnie aviation yi ñi ngi commencé am ay problème dégg nga usines yi ñu ngay tëj. donc loolu comme àdduna yëpp la gàllankoor. coronavirus bi daal jaaxal na àdduna. jaaxal na àdduna te nit ñi. ñi ngi ñaan yàlla mu yem fi te dañ ndax dañuy ragal mu am effet wu crise bi fi amoon 2008. te jóge ci finance américain yi. waaw ba tasaaroo ci àdduna. boobu doon feebar. waaye finance yi ci boppam ñoo amoon problème. mu law ci àdduna. fu mu ne nii nag yeggagul foofu. mais mu ngi ci tànk yi. mu ngi ci tànk yi parce que bés bu ñu demee ba ñu ne pandémie la. parce que xam nga fu mu ne nii épidémie la ñuy wax. waaw fépp law na àdduna. ba àdduna wërngal këpp daj na fu ne. loolu maar day taali yàlla buñ ci yegg yàlla na suñu borom dimbale. ci barke yonentam bi. buñ yegg ci stade boobu. parce que man dégg naa tey ci information. Macron président wu France nee na dans 2 semaines ñoom dinañ yegg niveau 3 niveau élevé niveau 3. niveau 3 waaw mooy dayo bi nga xam ne. waaw moom la feebar bi di dal. di am c'est-à-dire que mu ngi leen di waaj a ëpp loxo. te loolu maar day taali xam nga gis nga gàllankoor yi muy jur. ci affaire économique. est-ce que jafe-jafe bi nekkul ni ñu jël lépp yóbbu ko Chine. waaw tey jii ñoom Chine ñu nekk ci guuta. waaw ñëpp mu laawaale ñëpp. loolu mooy coow li c'est-à-dire que dañu jël industrie dañu jël lépp mu concentré wu Chine nekk usine monde bi léegi lu leen gàllankoor ñëpp gàllankoor adduna bi yëpp loo tax nit ñi war nañu xoolaat ba nga xam ne yow li ngay soxla nga def sa kéem lay kattan di ko defaree sa dëkk moo tax européens yi nee nañ xam nga dañ daan délocaliser dem Chine léegi nee nañ dañuy def stratégie relocalisation maanaam jëlee waat usines yi Chine essayer delluwaat seen dëkk parce que li leen taxoon dem Chine mooy njëgu pay bi ñuy payoor gi su tuuti woon ñiy liggéey donc lañ fay defar di tuuti ñoom seen bénéfice di yokku waaye julal na leen lii tey soo gisee Chine nag léegi ñoom payoor bi mi ngi yokku di dab ba su européens yi xam nga mais ci wàllu production wu pétrole mën nañ xaar tey production bi wàññee production bi pour mu wàññeeku foog producteurs yi juboo ñu ngi ci ay waxtaan de. ñu ngi waxtaan mais seen juboo dina jafe lool. ndax Russie buggagul juboo. Russie nee na $42,5 par baril doy na ko. budget am loolu la budgétiser ren. donc tant que moom baril bi yeggul $42 moom amul dara lu jàmp. loolu tax Russie di bloqué yëf yi. lu tax muy bloqué yëf yi nag dafa bañ américains yi ñëw occuper place ba ñu nekk ñoom jël seeni njaay. ndax américains yi ñoom seen gaz bi nga xam ne ñu ngi koy. seen pétrole bi ñuy produire. pétrole bu waaw. pétrole de schiste. su production OPEP wàññee soo moytuwul ñu remplacer ko. am na sax ay analystes yoo xam ne nee nañ production OPEP bii
ñuy wàññi de 1 million de 1,2 million de barils par jour doyut ndax fu mu ne nii demande bi offre bi rawee na ko 4 millions de barils par jour donc suñ doon wàññi dëgg bugg a am effet ci cours bi il faut ñu wàññi lu tolloo 4 millions de barils te mënuñoo jubóo ci 1,2 million de barils par jour. donc jafe-jafe bi jeexagul. déedéet jafe-jafe bi jeexagul en tout cas ci wàllu marché pétrole moom. jafe-jafe bi jeexagul. lan moo koy jeexal. li ko weesoo ndax wax nga ko léegi. ñu ngi doon jéem a wut am jubóo. ci 1,5 millions yi. mënuñu ko am. te 4 millions wala la ñu war a dem. bu teg ngir mën a am xëy na peut-être yëf yi tane. pour offre bi xaw a équilibré ak demande bi. tey jii moom ak situation boobu yëpp. est-ce que am nga yaakaar ne. solution yii ñuy préconiser nii waxtaan yi ak yooyu dina mën a jur saafara. lii saafara bi daal mooy ñu def kéem lay kattan dindi fi feebar bi ba économie bi reprendre parce que déjà soo ko seetee OPEP amoon nañ problème pour équilibrer seen offre wàññi nañ fi ñaari at ci ginnaaw wàññi nañ 1,2 million doyul décembre bii passé ñu wàññiwaat 500,000 par jour doyut. ñu ngi waxtaan ci 1,500. waaw ñu wëlbatiku. léegi di waxtaan ci wàññi 1,2 million. xam nga. 1,2 million. waaw 1,2 million lañ bëgg a wàññi nii. te 1,2 million sax dañ ne partenaires yi. muy Russie ak seen i morom dañ wàññi leen 500,000. ñun OPEP ñu wàññi 700. waaw yéen ngeen wàññi 500,000 pour rek neexal leen pour ñu fekk si leen. mais taxul ñu jubóo. lii indi maîtrise du marché bi. mooy vraiment économie bi reprendre. économie bi reprendre Chine moomu nga xam ne foofu lay fi tàmbalee muy coronavirus bi waaye foofu itam la ñu amee li nga xam ne moo di pétrochimie bi gën a am solo pétrochimie dinañ ko gis léegi ci Ecorex. Ecorex reportage. pétrochimie mooy lan tontu li ak Mamadou Diagne. pétrochimie nekk benn xarala boo xam ne day étudier wala muy utiliser li nga xam ne mooy pétrole wala gaz naturel ngir defar si ay composés chimiques technique yooyu ñu koy lal si ay réaction chimique pétrochimie dina root si lu toll fukk ak ñetti millions baril pétrole bis bu nekk ak ñetti téeméeri milliards mètres cubes si wàllum gaz lii tax ba mu nekk secteur boo xam ne moo gën a carboné si industrie bu jëm si wàllum production énergie pétrochimie di dugal loxoom si lu baax a baax si lii nga xam ne mooy émission gaz à effet de serre yi mu nekk ab industrie bu yees lii di pétrochimie ñu mën si génnee ay matières yu bëri lu si mel na ay plastique fibre textile wala sax si ay médicaments si at yi ñu nekk lii di pétrochimie dafa daal di am xar kanam gu yees ndax mi ngi gën a law jëmale si pays asiatique yi yu si mel na Chine wala sax si Inde si Chine googu ñu jàpp ne mooy réew mi nga xam ne pétrochimie gën na fa am influence mu nekk réew moo xam ne tey dañ fa nemmeeku lii nga xam ne mooy épidémie coronavirus bi mu nekk ab épidémie boo xam ne am na njeextal bu doy waar si wàllum pétrochimie si biir àdduna bi ndax Chine moo ëpp lu muy jëfandikoo lii nga xam ne mooy pétrochimie si biir àdduna bi. jërëjëf Mamadou Diagne. gan gi ci Ecorex. ñu nekk ba léegi ak Amadou Abdoul Deme nekk consultant pétrolier nekk itam directeur bu énergie mag pétrochimie bi ak ni mu da amee solo ak ni ci Chine amee ab taxawaay yéen ndax magazine bi ngeen di waaj génne da ngeen ciy wax. waaw dinañ wax ci lépp lu jëm ci wàllu pollution tamit bi hydrocarbures yi di indi. waaw loolu tamit laal nañ ko ci quoi ci journal bi. ci énergie mag waaw énergie mag bi numéro bi génn mois de mars soobee yàlla. ñu lay sant di la gërëm. maa lay gërëm Abdou. Amadou Abdoul Deme kon nekk consultant pétrolier moom lañ dalaloon tey ji ci suba liggéey nga ci ay multinationales yu ci mel ni Total ak Elf nekkoon nga itam Elton directeur bu énergie mag kon nekkoon nga directeur général bu Senstock ñuy am bégte ci dalaloon tey ji ci RFM daanaka da nga dellusiwaat ci émission bii di Ecorex ñi lay sant di la gërëm. Ecorex lexique bi. tey jii dañu leen di xamleek baat bii di OPEP plus Papa Balla Gueye lañ ciy dalal maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Abdou Diouf Junior. OPEP plus mooy lan. bu ñu nee OPEP plus mën nañ ko jàppee organisation pays exportateurs yu pétrole yi ak lu toll fukk ci ñoo xamante ne ñoom la ñu lëkkalool te waa Russie nag ñoom ñoo leen daal di jiite ngir daal di gën a mën a dëgëral seen àndandoo ndax boo xoolee ñoom ñoo daal di ŋànk lu tolloog genn wàllu ci réew yi nga xamante ne ñoom ñoo yor pétrole bi ci àdduna bi ñu ngi ànd ci seen lëkkaloo boobu ci atum 2016 ba léegi ngir daal di mën a saytu lépp lu jëm ci wàllum offre ci nuñ ko mën a waxee ak njëgu lii di pétrole bi organisation boobu wala sax kuréel googu ñu ngi ko taxawal ci atum 1960 te makkaanam nag ñu ngi ko daal di amal ca Vienne ci atum 1965 ba léegi lépp rek ngir daal di tollale waaye tamit fexe naka la ñuy def ba nga xam ne bépp politique boo xam ne ci wàllum pétrole la jëm ñoom ñëpp ñoo ciy ànd di ci déggoo moo xam ci njëg li ngir daal di mën a fexe pétrole boobu daal di mën a dem ci réew yi nga xamante ne ñoom ñoo koy faral di jëfandikoo ñoom nag boo xoolee jamono ji dañoo am doole bu baax a baax ndax lépp li nga xamante ne ñoo koy def dañu koy daal di déggoo moo xam bu yokkute
amee wala sax bu njëg li wàññeekoo te ñi nga xamante ne ñooy réew yi ci àdduna bi dañuy soxla pétrole jamono yooyu le. jërëjëf Papa Balla. jërëjëf Abdou Diouf. nga doon ñu xamaleeg OPEP. mën ngeen dégluwaat émission bi ci rfm.sn Ecorex jeex na jërë ngeen jëf ci déglu bi ba samedi ba la ñu jëm ñu indi leen yeneen gis-gis ci suñuy ressources extractives.